seeni mbokk ak seeni njaboot dañu tàmm di leen yónnee xaalis application TapTap Send mooy solution bi lu ko dalee Europe ba fii nga yónnee xaalis frais fixe yi €1 dong la fii ci Sénégal ngeen jot xaalis bi directement ci seen kalpe Orange Money te doo fay benn frais ci retrait bi ak TapTap Send soxlaatul kenn di déplacé wu seeni mbokk dañ leen di yónnee xaalis depuis France Italie Espagne Allemagne Hollande Belgique tëdd ci seen canapé jël seen téléphone ak application TapTap Send yónnee leen xaalis bi ngeen jot ko ci seen kalpe Orange Money jërëjëf TapTap Send. soo téléchargé application bii di TapTap Send dinañ la may €10 ak code promo Lutte TV. mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey jeudi 24 juin 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ma ci ànd ak Amina maa ngi lay ziar naa la di ziar képp ku ñu suivre saa su nekk sur luttetv.com te dalaatal leen jàmm ci xibaaru revue de presse yi. noonu la demee képp koo xamante ne ni Lamine ak Boucar dina lay faral di bàyyi xel rek di la nuyu ñu ngi lay nuyu moo xam Gàmbi nga nekk moo xam ci réew mi nga nekk moo xam sax ndax bitim réew nga nekk ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. journal bu Les Arènes la ñu koy daal di ubbee mu daal di fësal Franc mi nga xamante ne nii xale la bu nekk ci yoon di def ay performance yu am solo mu am coow loo xamante ne ni mi ngi ci ndoddam muy coowal écurie ñenn ñi ngi jàpp ni mi ngi jàmbaar Wrestling Academy ñenn ñi jàpp ni ba tey mi ngi Parcelles Mbooloo coow loo xamante ne ni amoon na somme bu ñu ko laajoon nag pour mu joxe ko waaye joxewu ko woon moo tax journal bi daal di ciy fësal ki nga xamante ne moom mooy Pa Sagne di coordonnateur Parcelles Mbooloo. Pa Sagne coordinateur Parcelles Mbooloo yëkkati na ay kàddoom ci journalu Les Arènes amal ak ñoom entretien bu yaatu ci ki nga xamante ni moom moo di Franc ginnaaw ba mu jëlee ndam ci digganteem ak Tyson 2 Pa Sagne nag mi ngi yëgle ni Franc combat bi passé ñoom amuñu lenn loo xamante ni rek participer nañ ko ci en tant que écurie maanaam dalee naa mettre de côté totalement ca Jàmbaar Wrestling foofu noonu la féete woon ñëwul entraînement boolewu leen ci lennam ci daraam te bi mooy 3e combat boo xamante ni Franc mi ngi koy def ba tax na nag ñoom jël nañu décision que bind nañu benn lettre jëmale ko ci diwaanu CNG bi ngir ñu daal di convoquer Franc ca na mu gën a gaawee waaye tamit am na benn amende bu ñu teg ci noddam mënuñu ko wooye amende sax mais plutôt somme boo xamante ni dañoo bëgg Franc dédommager leen ko laataa muy jógee ci écurie bi di dem ca beneen écurie waaye li wér te wóor mooy Pa Sagne mi ngi yëgle ni bu desoon ci moom ak moom donc Franc dina dem te duñ ko toppee dara ndax yàgg na ba mu fi jógee physique mentalement donc soxlawul mu fi nekk physiquement donc dafa mel ni daal waa bureau bi ñoom ñoo ko bëgg a toppee dara waaye bu desee ci moom ak moom dong bàyyi woon na ko mu dem bi yàgg. journal bi laaj nañu Pa Sagne tamit la moo tax ñu bàyyi Franc mu bëre ñaari dernier combat bi te amuñu ci lu leen leer pour écurie boobu noonu. waaw loolu la wax nee na Franc dalee na ndax dafa ñëkk a ñëw ni day def transfert am ba mu dikkee ñu daal di bañ ni ko da ngay def dédommagement ba pare mu demaat. ñëwaat quelques jours après ni leen génne naa transfert bi sama xel damay daal di toog ci écurie bi ñu daani ko kon demal nga renouveler li nga xamante ni moom moo di sa licence ba mu renouveler licence am nag ba suñu joonu yàlla tey jii mënuñoo teg bët Franc. am na solo yaakaar naa ne nekk na loo xamante ne ni lu leer la itamit laaj nañu ko ndax bu joxewee xaalis bi ñu koy laaj Franc boobaa dina mën a libre pour dem fu ko neex. dina mën a libre ndax mooy dédommagement bi nga xamante ni moom lañ koy toppee li ci des nag mooy yeneen décision yi nga xamante ni waa bureau bu Parcelles Mbooloo war nañu koo jël lettre bi moom dem na ca diwaanu CNG war nañoo convoquer Franc xool naka la ñuy tegalee mbir mi jaar yoon Franc buy dem mu dem buy toog mu toog waaye Pa Sagne moom leeral na wax ji ba mu leer nañ bu desoon ci moom ak moom donc du ko toppee un Franc dina ko bàyyi mu dem ndax nekk ci écurie nekk fa physiquement ak mentalement mu ëpp lépp. am na solo trop laaj nañu ko itamit depuis kañ la Franc nekk ci écurie bu Parcelles Mbooloo. nee na Franc ca Parcelles Mbooloo fa la juddoo maanaam daal fa lañ ko xamee ca depuis atum 2011 laataa ñuy am récépissé moom Franc mi ngi woon ca écurie boobee maanaam daal mën nañu tey ji bokk na ci racinu écurie bi ba suñu joon yàlla tey ji mu xëy daal di jël xelam daal di koy def feneen. bu fekkee ni saison bi tëjagul Franc jëlaat beneen combat boo xamante ne ni itamit da ko bëgg a bëri ci saison ren bi ban taxawaay la ci seen écurie di am tamit wax na ci li mu ci wax nag moom c'est très clair nee na wóor na ko ni Franc du amat combat ci saison bi la mënu koo am ci juillet bi mënu koo am ci août bi donc mën nañoo jàpp ne buy am combat tamit beneen saison la koy amee waaye lu leer te wóor mooy laataa muy amaat beneen combat ba di doxal combat bi na mu waree ñoom dinañu régler li nga xamante ni moom moo di situation bi. yaakaar naa ne am na solo Amina waaye am na ci yoon boo xamante ne ni yoon la bu am solo boo xamante ne ni moom Franc mi ngi ci. am ay tànku ndaanaan yoo xamante ni topp na ko ndax bu ñu la nee enchaîné na 10 victoires ci 10 combats ñu ne mi ngi roy Modou Xarañ Lo ci yoon boobu di ci roy Yaxya Jóob Yékini Mouhamed Ndao Tyson ak Lac de Guiers numéro 2 yaakaar naa ni nekk na loo xamante ne ni
lu am solo la ci xale bu toll noonu. waaw ci xale bu toll noonu di wane ci carrière am li nga xamante ni rek moom moo di jom fulla ak fayda. looloo waral journal bi daan ni dafa jël tànku ndaanaan yi nga xamante ni ñoom ñoo ko jiitu ci làmb ku ci mel ni Yaxya Jóob Yékini teg na lu toll ci 14 victoires avant muy am benn nul kii nii di Modou Xarañ Lo tamit l'enfant des Parcelles Assainies teg na lu toll ci 14 victoires. Tyson am na lu toll ci 10 victoires laata muy am défaite devant B52. Lac de Guiers 2 am na lu toll ci 10 victoires yu mu tegle ci atum 2004 jàpp 2009 cas spécifique de Reug Reug nag comme ni nga ko gisee rek 13 victoires yoo xamante ni am na ko ak ñaari sans verdict dafa mel ni daal tànk yooyu yee la Franc jógte. yaakaar naa ne jógte na ay tànk yoo xamante ne nii bis bu teggiwulee tànkam dina dégg daal yi bis bu teggiwulee tànkam dina yegg fi nga xamante ne moom mooy au sommet. combat bi war a am nag ci samedi bi diggante Sa Thiès ak ki nga xamante ni moom mooy Moussa Ndoye am na ci ñaari champion yoo xamante ne ni kenn ki mi ngi ci làmb ji ba tey di bëri keneen ki bàyyi na bëri di Papa Sow ak Boy Kayre yëkkati nañ ci seen ay kaddu di def jàngat ci boobee combat. comme ni nga ko waxee rek bés bi nga xamante ni moo war a boole Sa Thiès ak Moussa Ndoye war a nekk ci samedi bi incha allah yàggatul ñu ci bari nag yëkkati nañ ci seen ay kaddu Boy Kayre nee na kii nii di Sa Thiès ak Moussa Ndoye nañ xaaral ni seen combat boo xamante ni ci 5 minutes dong lay toll du fa dépassé Boy Kayre loolu la waxee ci combat bi 5 minutes la joxe 5 minutes ñu gis lépp loo xamante ni combat bi moom lañ ci doon xaare ci bésu 26 juin bi nii incha allah li nga xamante ni nag wax na ci mooy wàllum lutte pure bi nee na ñoom ñaar ñëpp dinañu privilégier li nga xamante ni moom moo di lutte pure yi ndax mën nañ ci lool li nga xamante ni nag moom moo di wàllum bagarre bi maanaam xeexu mbedd beeg yeneen yi nga xamante ni moom moo ci topp jàppul ni daal dina fa bari lool waaye kii nii di Sa Thiès dina tenter ay coups yoo xamante ni dinañu gis Moussa Ndoye daal di ci réagir ñoom ñaar ñëpp nag am nañu li nga xamante ni moom moo di faiblesse comme ni ko mbër yëpp amee ku ci nekk am nga sa faiblesse. Sa Thiès nag li nga xamante ni moom moo di faiblesse am jàpp na ni il est trop offensif looloo waral nag mu amoon défaite ci kanamu Boy Niang 2 kanta Moussa Ndoye nag moom dafa nekk koo xamante ni day répliquer souvent loolu daal bu ñu ko moytuwul ci combat bi ku ci nekk dina la gàllankoor. dina la gàllankoor waaye Papa Sow itamit am na ci ay kàddu yoo xamante ne yëkkati na ko ci ñaari mbër yi. waaw nee na ñoom ñaar ñëpp ñaari mbër la ñu yoo xamante ne prouvé nañu ci wàllum xeex prouvé nañu ci wàllum lutte pure prouvé nañu ci li nga xamante ne moom moo di làmb donte sax ku ci nekk dangaa jóge ci défaite. Sa Thiès moom jóge na ci défaite contre Boy Niang 2 11 mars 2018 ki nga xamante ne moom moo di Moussa Ndoye Garga Mbossé moo ko mujjee woon a daan le 28 avril 2019 donc jàpp na ni daal défaite moom kenn ci ñoom ñaar waru koo nangoo am ku ci nekk da nga war a mën a daan ngir dugalaat sa bopp ci li nga xamante ni moom moo di axlu làmb bi ndax jamono ji fu mu toll moom daan dong moo lay jëmale kanam. daan moo lay jëmale kanam moo tax suñu làmb daal di ñëw ak ñun nag ci Lac de Guiers numéro 2 la Jato du Waalo mu yëkkati ay kàddoom rek di wax li nga xamante ni mooy bëgg-bëggam ci làmb bëgg-bëggam nag weesuwul bëre ak le roi des arènes Modou Xarañ Lo ndax jàpp na ni fi mu toll nii moom rek la war a bëre waatal. waaw comme li olof Njaay do wax rek nee nañu jaaykatu bitig mbagg boo gis rek magasin moo nekk ca xol ba tax na kii nii di Lac de Guiers 2 moom nee na nekk roi des arènes moom moo ko teree na raw loolu lay rêvé saa su nekk. Gris Bordeaux laaj nañ ko ci mais bañ ci sampee ab laaj leen la ci wax mooy bu ko kenn waxati waxu Gris Bordeaux ndax Gris Bordeaux dafa nekk ab tapet ba tax na fàtte na ko ci li nga xamante ni moom moo di liste adversaire am. quant à Franc nag moom ba mu koy défier ba mu daanee Tyson 2 di ko défier ni pare na ngir janoo ak Lac de Guiers 2 mu may ko sansam nee na Franc ndaw la bu mën bëre nekk ci yoon waaye bu mu yàkkamti loolu donc la koy conseillé en tant que grand frère bu mu yàkkamti li nga xamante ni moom moo di yoonam na dal seen diggante ñoom ñaar bu ñoree rek moom bu paree dina ko accepté ñoom ñaar ñu bëre. am na solo combat bi nga xamante ne ni tamit c'est pour le 4 juillet ca stade Iba Mar Diop diggante Mbaye Gouy Gui ak Mame Balla mu war a nekk combat boo xamante ne ni combat de déclenchement lay doon parce que ñoom ñaar ñëpp mën nañu ne dañoo xaw a tardé ci wàllu làmb waaye bu ñu tàqalikoowee ki ci génnee ndam mun naa am ay pas ci kanam. en tout cas bataille verbale bi jàll na bu baax a baax ba tax na Mame Balla ak Mbaye Gouy Gui daal dinañuy promettre amateurs yi ni choc boobee dina nekk choc bu volcanique dina nekk làmb ju neex dina nekk làmb ju am doole dina nekk làmb ju bari ambiance nekk làmb boo xamante ne lépp luñ fa doon xaar bu ñu demee fekk ko fa ca stade Iba Mar Diop ca bésub 4 juillet ba. Pape Abdou Fall itamit nekk ab promoteur de lutte boo xamante ne nii heure bu ñu nee làmb dee na rek moom day bay waaram bu baax a baax pour tëgg ay combat de choc moo tax journal bi fësal ko moom moo tëgg combat Siteu ak Papa Sow bi war a am le 1er août
waaw boo ginnaaw bu mu yëkkatee ay kàddoom jëmale ko ci saccage yi amoon ca arène nationale dafa jàpp ni daal moom lépp lu am CNG moom moo tax ndax ku ciy tëgg làmb di nga jël xaalis bu takku jox ko waa CNG ngir commission bi donc ñoom ñoo waroon a protéger bu baax a baax lii di arène nationale bi rawatina ñu indi nit yoo xamante ne dañuy dugg ci biir foule bi looloo tax nag waa CNG convoqué ko tey ci suba ndax jàpp na ni Pape Abdou Fall bu waxee loolu waru koo wax tey jii daal lay dem janoo ak waa bureau bu CNG ñu waxtaanee li nga xamante ni moom moo di kàddu yi mu yëkkati woon jëmale ko ci saccage yu arène nationale bi. yaakaar naa ni nekk na loo xamante ne ni lu am solo la ndax nag CNG bi bu leen jëlee xaalis daal di leen koy jox promoteur bi wàcc mbër yi wàcc bu ñu ñëwee tamit am na yenn mesure de sécurité yoo xamante ne ni ñoom war nañ koo mën a jël bu baax a baax ndax làmb moom mooy toll foofu noonu. Parcelles nag fi mu toll nii am nañu weekend boo xamante ni weekend bu neex la ndax Belende daan na Franc daan na. bëri nañu seen ay ndaw yoo xamante ne ni bëri nañu daal di am ndam mu nekk loo xamante ne ni journal bi jàngat na ko. waaw journal bi jàngat na ko Parcelles jamono ji ñoo ngi au diapason comme ni ko tubaab bi di waxee rek ñoo ngi ci seen digg nënd ba tax na diggante 19 ak 20 juin bi rek gis nañu ñaari victoire yi nga xamante ni moom la fa Franc ak Blindé daal di signé seen dóor mu daanu ñoom ñaar ñëpp combat bu gaaw te neex lañ def. am na solo bu ñu fàttalee tamit. am na beneen mbër di daam seen itamit bëri woon na fa daal di daan kon Parcelles fi mu toll nii seen cin mi ngi bax bu baax a baax 1.300.000 itamit nag ñu ngi koy waaj a teg mu nekk gala boo xamante ne ni Kaloum lay am le 3 juillet. le 3 juillet ca village bu Kaloum la ñu daal di teg lu toll ci 1.300.000 francs CFA ngir benn gala de lutte simple bi nga xamante ni nag Aliou Faye ma dëkk ca diwaanu Kalim moom moo koy daal di organiser. mu nar a nekk rendez-vous sport waaye tamit rendez-vous culture ndax waa village ba dinañ fa wane seen bopp bu baax a baax ci li nga xamante ni moom la ñuy dund. beneen drapeau wala beneen bés itamit di war a am tamit le 10 juillet ca Adrien Senghor foofu itamit 1.300.000 la ñu ko fa teg Jolaas ak Séeréer ñoom ñoo ko fa tëgg mu nekk combat boo xamante ne ni la paix pour Sénégal la. mu war a nekk nag loo xamante ni ñëpp fa war a teew. Adrien Senghor bu Grand Yoff bii lay xewee le 10 juillet incha allah mise ma nekk 1.300.000 francs CFA de même que bi nga xamante ne moom moo toll ca moom mooy am ca Kaloum ñoom ñaar ñoo toll mise bi nga xamante ne moom la ñu teg juste que bële le 3 juillet la waaye bi tamit nag le 10 juillet 2021 la. yaakaar naa ni leeral tey loolu rek la woon. waaw loolu la ñu indi woon seen xibaar revue de presse yéen mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur luttetv.com ñoo leen di jaajëfal te jox leen dig daje. ba suba ak jàmm incha allahu rabbi.